Aïcha ñu daal di ñëw ci pàcc bu mujj bu seen matinal d'information tous les vendredis xam ngeen ko seetantal imam Birame Pouye Oustaz Taib Socé war a ñëwaat ak ñun ci waxtaan bu am solo imam Birame ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bu Tok Tok Sénégal. di la fay soxna Aïcha di nuyu Papa Alioune di nuyu Oustaz Mouhamed Taib Socé di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa adduna di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. amaat contentement da ñëw seen émission seetantal ci Tok Tok di ziar ñëpp ci àjjuma dina wax jumaa mubaarak yaa Aïcha. jërëjëf alors ñuy nuyu également bu baax Oustaz Taib Socé. jërëjëf soxna Aïssa maa ngi lay nuyu di nuyu Papa Ali di nuyu encore imam Pouye di nuyu ñiy topp Tok Tok Sénégal ci biir Sénégal ak ci bitum réew di ñaan yàlla dolli jàmm ci àdduna bi rawatina Sénégal. très bien Papa Alioune Sarr yow itam ñu lay dalalaat ci plateau bi ñu doon ñu war a waxtaanee tey. loo xam ne c'est un sujet d'actualité. oui mi wàllum homosexualité ñu koy wax ñu ñaari tur yi borom ñaari tur yi wala sax góor jigéen su fekkee ni terme pour être plus précis ñu war a waxtaanee tey ndax li nga xam ne mooy actualité mooy dépôt proposition de loi si li nga xam ne ay parlementaire ñi nga xam ne mooy bureau assemblée nationale bi daal di rejeter proposition de loi bi nga xam ne di criminaliser homosexualité te nag ñu si indi ay gëstu surtout ci wàllum islam wàllum seetantal ñu koy commencé ak ki nga xam ne mooy Oustaz Taib Socé homosexualité wàllum ñaari tur yi wala góor jigéen islam lan la ci wax. homosexualité góor jigéen borom ñaari tur yi ñu koy tuddee liwaat laata wala misliya yàgg na lool ci adduna bi bari na lool encore ci adduna bi réew boo dem am na fa parce que ci adduna bi rek la ko yàlla wàccee. moo ngi njëkk a amee nag ci nitu yonent yàlla Lóot ñoo ko njëkk a créé ñoo ko njëkk a def li tax ñu njëkk koy def itam tëbuñu def ko mais Iblis moo ñëw jàngal leen ko ci naka dafa ñëw fekk leen ñu ngi toog nekk ay xale yu góor bi mu ñëwee moom Iblis dafa sol yëre yi jigéen rafet lool ci seen biir ñëw ci ay jeunes fekk leen ñu ngi toog mu demandé leen ñu sëy ak moom dañ ne bu ñëwoon demandé leen pour sëy ak ñoom dañuy bañ. mais moom dafa ñëw d'accord xale yu góor yi sëy ak moom te xale yu góor yi sëyee ak moom mu daal di dem bàyyee leen ko te biñ sëy ak moom ñu gis ci parce que koo xam ne amul soxna xamul lan mooy sëy boo loo ko njëkk a wan rek ba mu ko gisee loola moom lañ jàpp ne mooy sëy Iblis daal di dem daal di leen ko bàyyee kon professeur wala nga ne enseignant bi ko njëkk a jàngale ci àdduna bi mooy Iblis ñun alquran moo ñu jàngal loolu. alquran di wax ne wa lootan is qaala li qawmihi bi maanaam loolu bi mu nekkee seen habitude yàlla yónni ci ñoom yónnante bu ñuy tuddee Lóot sax tuddul Lóot mais comme que yàlla daf ko yónni ci ay góor jigéen ñu jël tur boobu tuddee ko Lóot laata baat bi am na conjugation baat bi soo ko laata liwaat li muy tekki mooy ñaar ñu kole wante ñu ne ñaar ñu góor ñu kole wante dañuy jàngale ku ne xam ne góor amul sexe boo xam ne moom la ñuy sëyee mais ay góor ñoomu neen ñooy sëy ci seen biir mu nekk jëf joo xam ne jëf ju salte la jëf ju tilim la jëf ju salte la moo tax bi yàlla yónnee yónent yàlla Lóot ci seen kaw alquran ñëw wax ko wa lootan is qaala li qawmihi ataatuuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alaalamin yàlla mu ne fàttalikul Lóot bi mu ñëwee ci ay nitam daf na leen yéen a ngi def fahisha jëf ju ñaaw joo xam ne kenn mosu ko def ku dul yéen c'est la première fois nitu yonent yàlla doo ko def mooy ban ataatuuna rijaala shahwatan min duni nisa da ngeen di jël góor ñi da leen jox plaisir te bàyyi jigéen ñi wal antum qawmun musrifun li ngeen di def bàkkaar bu rëy la dara gënu koy ñaaw yedd ci seen kaw fukki saari alquran fukki surat alquran yoo xam ne yàllaa ngi nettali nitu histoire Lóot di leen condamné ci 10 soir 114 soura 10 soir boo leen tànnee di nga fekk yàlla di wax góor jigéen di leen attaqué yonent bi ci boppam di wax ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi Lóotin faqtulu alfail wa maf'ul bihi hadis yi dafa bari lool képp ku ngeen fekk muy jëf-jëfu yonent yàlla Lóot na ngeen faat maanaam na ngeen faat ki ko koy def ak kam koy def faat laa wax de faat parce que itam njaaloo am na mais góor jigéen moo gën a garaaw njaaloo bakkaaru góor jigéen xam nga góor jigéen bu fekkee ne amuloo jëkkër alxuraan def nañ la dóor téeméeri yar mais góor jigéen ki koy def alxuraan def nañ leen rey bi moom ñëpp d'accord nañ ci Abu Bakrin Sadiq wax nañ ko ne dañ dem benn gox boo xam ne dañ fekk góor ñi di sëyit
góor di takk sëy di góor di takk góor bi mu ñëwee dafa laaj saxaaba yi waxtaan ak ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ne nañ leen rey façon reyin bi nag la ñu wutee am na ñu ne nañ leen yëgal ba ci kaw daane leen ñii ne nañ leen lakk ñii ne nañ leen raj mo nañ leen lapider mais rey bi moom ñoom ñëpp ànd nañ ci d'accord nañ ci kon dama yaakaar ne itam bu ñu toogee dégg ku ñuy tuddee kilifa diina ci Sénégal mu naan alxuraan waxu ci dara rey dafa ñu yàqu ñun rey fa ñu dañ demee kii jàngut alxuraan nee naa la 10 saar ku lire alxuraan fukki saar di nga fekk yàlla di ci wax ngóor jigéen di ko condamné kon boo toogee adduna bi yëpp di la seetaan nga ne alxuraan waxu ci dara rey daf ñuy jàpp wala boo nga xam ne ñi ànd ci tasaare lu bon ci nga bokk mais ñun alxuraan jàng nañ ko kenn duñu ko jàngal moo xam këru diina ak kilifa diina fii Sénégal ay kilifa diina la ñuy wax kilifa diina mooy képp ku jàng diina buñ la askanee kilifa diina te waxoo diina doo kilifa ga doo ci dara kon jàppal fukki saari alquran yu yàlla di wax ci wàllu ngóor jigéen di leen condamné njaaloo boo sangoo farata mu dëñ nga set ngóor jigéen sangu farata mënu koy setal boo njaaloo wala nga sëy boo sangoo farata di nga set boo njaaloo boo sangoo farata di nga set xëy na bàkkaar bi moom ngay dese mais ngóor jigéen ndox mënu koy setal dafa salte dafa tilim bon ndox sangu farata mënu koy setal kon bàkkaar bu bon la dañ ciy ragal nag ñu ne économique dañ ciy ragal ay mais bu yàlla bi moo gën a garaaw parce que bi yàlla di sanctionné nit yoon cal loolu mais bàyyiwul kenn falama jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha yàlla mu ne bi mu ñëwee pour war leen di condamné dafa wëlbati suuf si ci seen kaw waaye sëñ bi bàkkaaroo wëlbati ci suuf si ci seen kaw gën a garaaw li ngay ñàkk ci wàllu poñetu àdduna xëy na mais mu ngi noonu kon waxoon naa nag bu yàgg àjjuma passé loolu naa wax ne loi bi Sénégal duñ ko woote waxoon naa ko fii ci tafsir bi demal ci dugal duñ ko woote parce que suñ convention yi mu ëpp doole kaddu kilifa diine yi Sénégal loolu nañ ko nangu ñun ñëpp parce que dañ ne xalifa yi yëpp signé nañ signature xalifa yi convention yiñ signé moo ëpp doole kaddu kilifa diine yi ci biir Sénégal loolu nañ ko nangu indi woon ay histoire li ñuy tuddee alxaala maanaam amoon na benn projet de loi boo xam ne xalifa yi ñoo ko dugaloon ci jamonoy Senghor ñoom Serigne Abdoul Aziz ñoom Baye Niass ñoom Serigne Fallou sëñ bi ñooñu ñooy sëriñ si projet de loi boobu ñoo ñu dugaloon ba léegi Sénégal si ñoo ba léegi kon buñ ne ànd sigéer xaw ma lan sàmm jikko yi ñoo ko dugal man leen duñ ko signé te effectivement duñ ko signé ba ma koy wax booba projet bi dugalaguñ ko ba signé ko nga xam ne convention Sénégal yi ak loi yi tëral moo ëpp doole kaddu kilifa diine yi ci biir Sénégal ne ñëpp accepté loolu. yow sax laata ñoo dem ci Imam Birame Pouye mu ñëwaat ak ñun ci gën a xuus ci sujet bi dama bëgg a laajte fan la ñu mën a classé li nga xamante ne moo di homosexualité ndax dañu mën a jàpp ni loo xam ne yàlla daf ko tere la wala ci l'islam mën nañ ko jàppee feebar wala leneen. non du feebar jëf ju bon lu yàlla araamal ji nga nee naa la xëy na temps bi du ñu ko may. mais bu ñu temps bi mayoon dinaa la indi réew yu bari kenn ko ne noo ko gis ñii dañ ne feebar la ñii dañ ne noonu nit am na droit parce que wàllu plaisir la comme neex def ko ku ci ne am na noo ko tëralee ku nekk am na noo ko àtte ci sa biir réew tëral ko pays européens yi ñu bari am na ñoo xam dañ ko woote permettre ko comme neex nga def ko adduna bi fii lépp a fi nekk mais l'essentiel du bàkkaar mais maanaam léegi maanaam du nature du feebar mais mbon la ak mbon léegi aja waxuma sax góor jigéen fi mu ne yegg nañ ci fi jamono toll man tey soosu su ma neexoon mais ñu soppi ma jigéen ci ay piquet. mais loolu mooy li nga xamante ne xam naa ne. kon waxuma la góor jigéen mais soppi góor jigéen sax léegi ci la ñu toll. waaw alors Imam Birame Pouye. merci lan mooy homosexualité ak naka lañ leen mën a différencier ci wàll bu ne. jërëjëf soxna Aïcha di gërëm bu baax yaa Oustaz Mouhamed Taïb Socé ci leeral yi nga xamante ni def na nga par rapport ak bien sûr sujet bi ak question yi mu si tontu parce que itam alxuraan mooy base bi nga xamante ni en tout cas bu dee islam alxuraan mooy sunu base mooy cëslaay bi utitul kitaaba mislu maa farratnaa fil kitaabi min shay'in donc bu jëlee argument coranique nga xamante ni mi ngi ay bi mu jàngale gën a sotu Araf mooy sura numéro 7 verset 80 84 donc pour mu nekk ay preuve pour ñenn ñi pour li yàlla n'est-ce pas ci wàllu homosexualité parfois Aïcha dañuy réfléchir un tout petit peu rek parce que li tax ñu tànn que mooy peut-être parfois isam nit ñi nañu xam parce que on est au Sénégal on parle de 95% musulmans ñeneen ñi aussi sont des croyants donc bref dans un pays où presque tout le monde est croyant mais bi ñu xoolee itam àdduna bi ñu sëpp àdduna bi christianisme am na fi doole torop après islam doogay ñëw
ce sont des croyants encore. Mais c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire dans un monde où presque ñëpp dañu gëm les trois religions révélées muy judaïsme ak islam ak nga xamante ne mooy christianisme ñoom ñëpp même histoire du mu nettali c'est la même histoire répétée mooy xawma Luut li gën a yéeme moom mooy histoire bi ni ñu ko nettalee souvent yenn saa yi nga gis benn xissa ni ñu ko nettalee ci Bible mu am différence ci alxuraan mais pour la première fois amul benn différence c'est la même histoire c'est le même peuple Sodome n'est-ce pas la sodomie Sodome le même prophète Luut les mêmes gens même acte et même daan donc pour la première fois toutes les religions révélées ñu d'accord que acte contre nature muy diggante góor ak góor te li mu wax moo gën a yéeme parce que borom xam la doon wax parce que bu aay bi mu jàng léegi ba dafa nii maa sabaqakum bihaa min ahadin min al-alamin c'est-à-dire bàkkaar bii ngeen def nii wala geste bii ngeen def nii amuñu benn expérience antérieure buy confirmer li musoon exister wala naan maanaam loxo jëm gémmin wala nopp daloote na pour la première fois heure boo gisee bàkkaar pour la première fois c'est toujours inspiré par Iblis parce que Iblis yenn saa yi dafay toog comme doomu aadama moo taxoon ñu génne ko ban inspiration lay fexe ba manipuler doomu aadama ce qu'on appelle la manipulation moom bu xëy day xool nan laay manipuler doomu aadama yi maintenant malheureusement parmi force maanaam Iblis mooy su la manipuler après zuyina lahum a'maluhum il va da leen embellir geste bi embellir maanaam bu fekkee ne dafa fekkoon ay jeunes yoo xamante ne mosuñu am histoire boobu histoire par exemple diggante góor ak góor et dañ li koy confirmer moom mooy bu ñu xoolee àdduna bi ñu yeewu Aïcha fi ëpp mu am homosexualité mooy foo xamante ne dafa ëpp ay góor kot ne fa moo xamante ne si ay armée la dans l'armée y a beaucoup de ça mooy fi nga xamante ni dafa bëri ay góor kot parce que dañ doon dem ba si nga prison yi bu ñuy wër a góor yi nangam sànq parce que day nekk loo xamante ni benn intuition la moo tax islam sa njëlbeen ca fajar teel mu ne attention xale yi bu ñu amee 7 ans na nga leen séparer lal yi bul góor ak jigéen de góor ak góor sax bu ñu bokk ci lal islam nee na même fekkente ne parents yi dañu ñàkk moyen ba xale yi mënuñu ñàkk bokk lal bi nañ leen càllawle ba pare nañ séparer li nga xamante ne mooy drap yi islam mu ne bu parent bi amulee moyen ba séparer ñaari doomi góoroo yi ci biir néeg bi ba ku ne am sa lal ba benn lal moo fi nekk mu ne bu xale boppam nekk fii beneen xale bi na tànkam ne fële ba pare nañ séparer sër yi très tôt parce que dañuy bañ psychologiquement mu teel a programme am na possibilité loolu mën nekk da ngay gis kii naan la depuis xale la gis nga da ngay gis benn xale boo xamante ni ba mu nekkee fa mu nekk nan nga ko def loolu des si boppam mu jàpp li mën na nekk après mu màggaaleeg moom da ngay gis koo xam benn jigéen boo xamante naan la day jaay boppam mais boo ko enquêté dañ ko teel a violé parce que très tôt dañ ko mu mere boppam jàpp ni moom amatul benn valeur nga xamante ni kon muy sanctionné boppam mu ci def geste bopp kon homosexualité kon benn mal la pour tontu question boobu boo xamante ne seytaane moo ko indi ci àdduna manipuler doomu aadama accepté ko mais li gën a doy waar soxna Aïcha moom mooy lan passe mooy malheureusement yenn saa dafa woon na bokk na ci mandargay aaxiru zaman maanaam àdduna suy jeex bokk na ni ñu koy xamee ci signes yi mooy loolu dafay tasaaroo kon le fait que homosexuel tas nii li ñu ci njëkk jàngee moom mooy dëggal wax yoonu saa salaam benn deuxièmement li gën a doy waar aussi moom mooy day nekk li loo xamante ne après nit daf koy accepté et pour que accepté lan mooy jo passe moom mooy li gën a garaaw moom mooy yaa ngi doon laaj benn question léegi mooy nit ñi dañu jógee si homosexualité mooy nekk par exemple ñaari góor yu sëy mais léegi l'homme maanaam ku góor gi su ko neexee nekk jigéen islam très tôt dafa la waxoon góor bu mu sol yére jigéen bu mu sol yére góor alors même science dafa démontrer ce qu'on appelle les hormones pourquoi par exemple progestérone ñu koy wax l'hormone de la femme maanaam il y a pas mal de ay hormones yu nekk doomu aadama bi pourquoi jigéen nekk jigéen loolu c'est scientifique c'est psychologique pourquoi góor nekk góor loolu yàlla moo ko programmé science démontré que nit jàng 10 ans médecine pour identifier góor a jigéen nit jàng 15 ans pour imaginer léegi tubaab bi da ngay gis benn waay parce que tu vois ton copain donc c'est un homme c'est un garçon 3 ans après ton copain a envie d'être une fille 2 mois après ton copain devient ta copine c'est-à-dire bu ñu tollee foofu ci wàllu science am na possibilité te li gën a garaaw mooy li xew ci Europe après xew Sénégal day xew Afrique donc affaire bi c'est au-delà de homosexualité muy acte contre nature bi mais day dem ba bouleverser léegi gis nga commencé na créer le pronom il parce que ñoom dañu waxoon léegi bu njëkk bi ñuy créer Facebook y avait garçon ou fille homme ou femme léegi ñoom ñu ne non attention moi je suis pas un homme je suis pas une femme il faut que j'existe ñu ne autre non je suis pas un autre
ñu ne non par exemple léegi nan la créé par exemple préciser léegi ñun nan la créé IEL léegi loolu lan lay am bu ñu paree dañ dem ba dans notre vie à part dans 10 ans 15 ans xale biy juddu bu ñëwee homosexualité day nekk loo xamante ni c'est très naturel gis nga yow mi ñëw di ko xeex naan ay dañ ko war a dindi yow yaay bizarre parce que tellement ancré en nous parce que boo xoolee autant par défaut c'était interdit dans le monde muy religion yeeg yëpp au fil et à mesure ñu koy changé di ko changé ba léegi àdduna bi dañ ko accepté ñun Sénégal ñoo toll ci naan dañuy jéem a rendre dañ koy def criminel non àdduna fi ñu toll mooy yenn pays ñoo dese loolu nekk fa crime ñu dindi ko fa foofu la àdduna bi toll maanaam yenn pays ñoo dese ni lii crime la ñu dindi ko fa pas le contraire li Oustaz wax loolu la c'est-à-dire c'est un peu dommage mais pour mu jàll di compliqué parce que les gens ne sont pas libres donc c'est au-delà de Sénégal gën na yaatu loolu donc kon feebar la boo xamante ni islam gërëmu ko mais ça sera wax na li mu ci wax nen ka koy def ak dañ ko def nañ ngeen ka kii il faut pas penser que nag yenn saa ñu ne islam dina barba la wala dafa tar wala dafa métti non ce sont des textes islam moom kenn forcéwul kenn nga gëm mais boo xasee ba gëm loolu toutes les religions révélées muy christianisme muy judaïsme ñoom ñëpp même considération nañ ci def moom mooy ki nga xamante ni day def acte boobu islam dañ ko war a éliminer warul exister Omar ibn Khattab ñu sunna benn waaye muy efféminé di dox doxu jigéen Omar da ko jàpp jël karawaas daf ko dóor ba mu normal di ko doxal mi ngi commencé foofu léegi nag gis nga da ngay dégg ñun travesti boo xoolee da ngay dégg travesti transsexuel transgenre yooyu yëpp c'est ce qu'on appelle une transition trans boobu c'est transition man naka laa fexe ba jógee ci li nekk ci la quand boo déggee transsexuel rek mooy koo xamante dafa nekk travesti nekk na góor am envie nekk jigéen mu ne maintenant je vais confirmer genre bi ma daan ce qu'on appelle transidentité léegi nag bu loolu xasee am na nga ni léegi nag transsexuel maanaam comme j'ai envie d'être une femme et j'étais un homme maintenant léegi damay def transsexuel ma dem ci benn médecin ni que attention je suis un homme lan moo tax ma nekk góor mu ne beaucoup de par exemple testostérone ñun dañuy éliminer testostérone yi pour dindi karaw yi pourquoi parce que lan mooy joxe ween ñu ne ñun hormone bi la ñu injecté la ko donc comme scientifiquement xam na lan mooy jigéen xam na lan mooy góor ñuy déplacé def transition transfert lépp lu jigéen ne woon ci ko jigéen di ko dugal ci biir ko góor gi bàyyi kaa nag psychologie moom moo tax après ñii di xaru ñii di dof léegi nag imagine soxna Aïcha nit ku nekkoon góor nekkoon sa xarit un copain ngeen jàngandoo nga xëy 10 ans après bëgg nekk suñu copine ngeen war a bokk chambre ngeen fanaan parce que jigéen la maanaam ngeen bokk benn séminaire ñu day boole ñaari jigéen kii góor la woon ngeen nekk 10 ans di liggéey mu xëy nekk jigéen ngeen fay benn séminaire ñu boole ñaari jigéen ñu boole ak moom parce que psychologiquement maintenant physiquement elle devient elle mais physiquement yow ni nga xam ne historiquement lui c'était il instant àdduna foofu nañu toll en tout cas doy na waar bu baax a baax pour jeexal rek mooy jamono ji xam nañ ñi bëri nañ doole ñu ngi dugg fu ne ñu ngi ci secteur bu ne nan lañ mën a xeexee lu ni mel maanaam soppeeku bi ci cër yi la mais xilxat bi ni yàlla bindee jigéen loolu moom médecin yëggu ci jigéen yàlla dafa bind ci moom yu ci bari muy am doom di ëmb ñii changé ci seen cër yi duñ yegg ci di am doom mënuñu ko xëy na dinañ piquer sa ween yi doon génn voilà yu bari ñu éliminer ko muy niru jigéen mais li yàlla def ci jigéen moom muy ëmb kooku moom duñ cee yegg malgré que ñoom soxlawuñ doom da ngay gis tubaab boo xam ne moom day toog moom soxlawul doom dañuy adopté de waaw adopté mais doo ko jur xëy na nitay jur wala nga ñëw adopté doom comme amoon na mais du doon yow yaa koy ëmb di ko jur ñoom loolu seen dund boo xoolee léegi loolu mu ngi ci soo gisee seen dëkk yi mag ñi ñoo ëpp góor ñi ñoom ñu ngi nekk en danger ñun suñu réew yi na nga xam ne xëy na ñun dañuy produire jeunes yi ñoo gën a bari loolu arrangé wu leen ñu ngi ciy def politique pour jéem a wàññi njur gi seen programme moo bari mais programme mu yàlla bi mooy continuer dugg nañ fu ne fii gën a soxla nag mooy kilifa yi ñii ngànk réew yi rawatina les députés ñoom lañ gën a soxla parce que ñoom lu ci nekk lépp lu ñu bëgg a dugal dañ koy def projet maanaam buñ sañee day nekk loi adopté ko loi boo xasee nekk loi rek léegi réew ma mënatuñ ci dara léegi nag li ci am solo mooy parlementaires yi lañ gën a soxla comme li ma la wax du Sénégal rek mais ci àdduna bi yëpp moo tax bettu ma woon ne suñu député yi duñu ko wote bettu ma woon xamoon naa ko duñ ko wote parce que ñoom lañ soxla loi yi parce que Sénégal dañ ne loi baa ngi fi mais loi bi fi nekk mooy buñ jàppee góor jigéen nañ ko bàyyi loi boobu moo nekk Sénégal parce que loolu lañ gis ñuy appliqué punir contre nature waaw buñ la jàppee tey ñu ne jàpp nañu ay góor jigéen bu subaa ñu ne bàyyi nañ leen loi boobu moo nekk Sénégal mais loi bu koy criminaliser nekk ko fi bu duggee encore dañ koy rejeter
pour mu leer defe naa li xew Sénégal yi war nañ koy xam am na loi bu fi ne lañ la wax loi baa ngi fi kon loi moo fi nekk loi buy bàyyi góor jigéen moo fi nekk parce que maanaam ñi fii tooñ yëpp ne ay góor jigéen lañ te wóoru moom parce que àtte nit ko góor jigéen itam danger la comme islam daf ko jafel su ma ñëwee nag reconnaître comme femme bi ëmboon ñëw ci yonent bi ne ko damaa njaaloo dama ëmb xam nga kooku dafa reconnaître kooku islam rey na ko mais moom moo reconnaître mais sinon yeneen si ñu njaaloo yi dafa difficile trop alxuraan dafa protéger nit daf ne il faut ay sa jógee fële kii jógee fii te yëgantuwu ñu ñëw ñu tombee ci xam nga loolu c'est impossible góor jigéen itam na borom reconnaître ne góor jigéen la moom moo reconnaître sinon ñeent yooyu islam àtte ci njaalo moom la ñuy àtte ci moom pour ñu mën a wax ne waa ji góor jigéen la a jógee Tëngéej kii jógee fii ñun ñëpp ñu tombee ci parce que islam dafa suturaal doomu aadama mais su xasee am nag ba borom reconnaître ne moom la wala ñoom ñuy manifester ne ñoom la su boobaa islam moom li mu wax mooy dañuy àtte ci ñoom li islam wax ci ñoom Sénégal nag c'est un pays de laïque ànduñ ci l'islam bi islam newu fi moo tax kàddu kilifa diine yi posé wuñ par rapport ak suñ laïcité bi ak suñ convention yi léegi nag li ci nekk mooy xanaa ay nit ki xool diggante mu boromam bu fekkee da nga ne jullit nga adduna bi day jeex ku ne xam na ne dañuy faatu kullu nafsin daa'iqatul mawt xam nañ loolu député yi ñi ci gën a bëri ay musulman lañ même bu fekkee doo musulman christianisme dafa condamné wàllu góor jigéen nga xam ne dund bu gàtt la bés da nga fiy jógee li nga fi tëral ci adduna bi yépp yàlla dina la ko laaj yowmal xiyam loolu la nit ku gëm moo koy def ki gëmut nag ne yowmal xiyam am na wala àtte amul kooku lu ko neex mu def ci adduna bi li am solo daal li ma bëgg wax mooy nañu xool ñi ñuy tànn ci suñu réew yi ndax programme yi ci kaw dañ koy utal ay nitam kon comme que ñun it dañuy tànn ñi ñuy dénk suñuy mbir yi nañu fexe xool ñan la suñu ko deful ñun ci suñ bopp ñooy toroxal suñu bopp te nag àtte bi ci yàlla mu ngi fi ba léegi moo gën a garaw foofu ñu naan Sénégal buñ ko wootee bayeer yi dañuy xoolal loolu ñun waruñu mën a fexe ñun Sénégal ñu liggéey ba tax na kenn mais parce que bu fekkee liggéeyuloo amuloo dara mais sëñ bi ci wàllu dañ lay corrompre àtteel loi bi pour ñu jox la li soo ko doxalu duñ la joxle kon war nañuy mën a xam ne loolu danger la ñu fexe exploiter li ñu am liggéey te doylu pour ñu mën a am dund bu sell bu ñu ko defal itam sëñ bi dinañ dem ba dootuñ nekk en tout cas amoon na solo bu baax a baax Imam Birame Pouye Oustaz Saïb Socé ñu leen di jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup incha allah jërëjëf leen jox rendez-vous semaine prochaine ngeen jox rendez-vous auditeurs yi à la radio waxtaan bi dañ koy yégal ci kaw ci Tafsir 2.0 parce que point yi ñu bëggoon a am yëpp doy foofu gën a yaatu Papa Alioune Sarr merci bon week-end di jaajëfal bu baax a baax toute l'équipe technique bi ñu doon àndal altine ba tey di jaajëfal téléspectateurs ak internautes yu ITV di leen jox rendez-vous incha allah lundi ci beneen numéro bonne suite des programmes et surtout bon week-end